ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci benn secteur boo xamante ni yàgg nañ ko topp yàgg nañu itam interpellé ci mbir mi mais dafa di domaine boo xamante ni dafa bari ay enjeu ba boo ci àddu faaw nga dajal élément yu bare bari ngir mën a leeral sénégalais yi muy wàllum secteur transfert d'argent jot ak yónnee xaalis. lu tax nag muy secteur bu doy waar jamono jii mooy ku nekk sa intérêt ngay xool. tey bu ñu jëlee ni marché bi bindoo gannaaw ba entreprise sénégalais yi nërmeeloo moo xam Wari ak Joni Joni ñaari géants étrangers ñoo ko dominé ku nekk ci ñoom di xool nooy téye secteur bi sa loxo loolu benn pàcc la. ñaareelu pàcc bi mooy doomi réew yor seeni place moo xam multiservice wala ñuy yëngu uniquement ci wàllum transfert d'argent tey lëkkaloog société étrangère yi leen limal muy Orange ak Wave ak yeneen entreprise ngir yombalal leen seeni opération ñoom itam ñu ciy dàq seen wërsëg. ñetteelu pàcc bi di sénégalais yi nga xamante ni ñooy retiré ak yónnee xaalis ñoom aussi lu mbir yi gën a yombee arrangé leen la ci keneen di am wala di ñàkk daanaka yitteelu leen lool. ñetti pàcc yi yëpp nag mu am ñu leen yilif benn bi di ARTP bi nga xamante ni depuis des années dafa teg ay jéego yu amam solo ngir képp ku yor téléphone portable nga mën di jot ak envoyé xaalis. mu ubbi itam marché bi ba ku nekkul sax opérateur téléphonique mën a créer société ngir yombal consommateurs yi seeni jokkalante ci wàllum koppar. mu am tamit beneen structure muy banque centrale bi jëbal agrément opérateurs yi yëngu ci wàllum transfert d'argent. léegi ñooñu noonu lii seen rôle mooy fexe ba acteurs yi nga xamante ni moo leen yilif ku nekk bañ a gaañu moo xam sociétés yi yëngu ci wàllum transfert d'argent sénégalais yi nga xamante ni ñoom itam ay entrepreneur lañ ubbi seeni multiservice ak consommateurs yi. mais li ñu seetlu actuellement ci secteur bi mooy dafa mel ni kër gu amul kilifa pëccoxoo gu doy waar moo ci am ba kenn mënul dégg kenn. ba tax na ñun ñu bëgg koo analyse ak dal ba ku nekk comprendre enjeu yi comprendre sa morom comprendre fi ñu nar a jëm bu fekkee ni secteur bi yàqu na. déjà ñaari société doomi réew mi muy Wari ak Joni Joni daanu nañ maanaam marché bi Sénégal contrôlé tu ko ay étranger ñu ko dominé muy Orange ak Wave te concurrence bi ñaar ñooñu di mëne actuellement naam dina arrangé yow consommateur sénégalais bi arrangé na ma man nii di wax ak yéen mais ay junni ndaw sénégalais yor ay multiservice di ci liggéey dootuñ ko mën a supporter. ndax opérateurs yi moo xam Orange ak Wave li ñuy yombal clients yi ci ñoom lañ koy teq wàññi ko ci multiservice yi maanaam bu ñu deflu attention ni télécentre yi daanoo noonu la multiservice yi nar a mel ba tax na baax nañu daal analyse mbir yi étape par étape ku nekk ci ñun teg na li ko arrangé bañ a jàpp ni rek sama yoon new si daal di imaginer nag fi ñu nar a jëm. dañuy taxaw d'abord ci marché transfert d'argent bi ñu xam fan la ñu jógee ak fan la ñu egg si tey ku ne xam ne ni envoyé ak jot xaalis yombul woon. yóbbante nga daan def mu am ay risques yu bëree bëri ndax mën nga jox nit sa yóbbal mu sàkkal ko pexe jamono dox ba ñu mën di envoyé ci banque yeeg poste yi maanaam da ngay envoyé xaalis woo nit ki daal di koy jox code mu daal di dem ci benn point retiré xaalis bi mbir yi tàmbali gën a yomb. bàyyi 2008 Wari di société sénégalaise ñëw imposé wu léegi code bi la yónnee soxlawul nit ki di la woo téléphone di la ko jox mais bu la ko envoyé automatiquement da ngay jot message ñu ne la diw envoyé na la sàngam. Joni Joni itam bi mu ñëwee ci même méthode boobu noonu la doon doxee multiservice yi commencé juddu ndax secteur bu commencé rentable la ñu bari tàmbali di ci investir ba ci diplômé yi nga xamante ni amuñu woon liggéey ay buntu tàmbali beeku léegi distributeurs yooyu nag ñooy yombal entreprise yi yëngu ci wàllum transfert d'argent seen liggéey ñu leen di fay lu ñu woowe commission maanaam li clients yi di envoyé ko jot ci xaalis la Wari Joni Joni Western Union Ria MoneyGram ak yeneen di la fay en tant que borom multiservice bi. ku nekk di ci gis sa bopp moo xam opérateur bi moo xam gérant multiservice bi ak client bi nga xamante ni mooy jot ak yónnee xaalis ba tey problème amul coow amul lépp ngi jaar yoon. ñu dem ba ci digg bi nag Orange ñëw ni li gars yi di def moo leen ko dàq comme que xaalis yi ñuy envoyé numéro yi koy recevoir yu ci bëree bëri ci moom la ñu abonné ñoom tamit dañuy lancer benn service muy Orange Money. Orange Money nag moo ñëw daal di bouleverser marché bi. te biñ koy lancé experts yu bëree bëri gisoon nañ ni dina daaneel entreprise réew yi ci mel ni Wari ak Joni Joni naam buy soog a ñëw dina arranger consommateurs yi ndax ci sa numéro ngay déposer xaalis di ci envoyé di ci jënd crédit ak connexion di ci fay facture ak lépp mais bu ñu réussir ñoom waa Orange Money ba moom client yëpp ba Wari ak Joni Joni daanu ci la ñuy tàmbali nag def lu leen neex parce que milieu affaire moo demee noonu rawatina wàllum finance boo ñëwee da ngay jéem a xool nooy daanelee ñëpp imposer sa domination mais boo réussir ba dominer marché bi nag yaay dicté règles yi. yaay buum di buumi di def lu la neex te kenn du ci mën dara ndax yaa fi teg tànk finalement fii la sénégalais yi mujjoon ak Orange Money frais d'envoi ak retrait yi cher lool mais amatoo choix ndax ñoo monopoliser marché bi borom multiservice yi tamit seeni commission tàmbalee wàññeeku lañ daan am ci Wari ak Joni Joni amatuñ ko ci service bi nga xam ne mooy Orange Money te mënuñu dellu ginnaaw ndax ñoo fi sës fii la problème yi nag tàmbalee ci wàllum transfert d'argent biir Sénégal te kenn waxu ci woon.
lu yàggul dara nag Wave daal di ñëw moom tamit def na Orange defoon ñoom warik joni joni comme que Orange ci ay client am la basé woon pour dominer marché bi ñoom ñu ne dañu xool faiblesse Orange Money. comme booy def étude de marché boo def étude de marché da ngay seet ñan ñooy say potentiel concurrent ci secteur bi nga bëgg a yëngu nga daal di liste li seen clients yi di ñaxtu maanaam seeni faiblesse. Wave daal di gis ni consommateur Orange Money yi ci frais d'envoi ak retrait yi la ñuy gën di ñaxtu ci lañ ne nag ak ñun booy retiré doo fay dara booy envoyé bu dee ni téeméer la dërëm ngay fay. nii la Wave réussir ba conquérir marché bi ba ñu bari tàmbali boycotté Orange Money ba ñoom waa Orange Money tàmbali réagir ne wàññi nañ seen i mbir donte amul différence ak lañ doon def stratégie de marketing la woon parce que gis nañ ni seen i chiffre d'affaires mi ngi tàmbali wàññeeku ndànk-ndànk dem nañ sax ba bloqué service Orange yi ci application bi di Wave mais lépp c'est de bonne guerre entre opérateurs yi gis ngeen fan yi communiqué yi ñu génnee ñoom ñaar donc ci benn concurrence bu métti la ñu nekk mais concurrence moom fu mu amee rek am na kenn ku ci bénéficié wu muy client yi. guerre entre Orange ak Wave moom bu amee pour l'instant benn ci gagnant yi mooy consommateurs sénégalais yi mais dafa am yeneen acteurs yoo xamante ni bàyyiwuñ leen xel ci concurrence bi te pourtant ñoom ñooy distributeurs yi maanaam bu du woon ñoom Orange ak Wave duñu am ku leen jaayal ndax mënuñ koñ bu nekk ñu teg fa seen benn ndaw chargé la pour ñoom daf leen di coûter ay milliards bu dul woon yooyu multiservice ñun duñu mën a déposer suñuy compte bay envoyer wala jot xaalis wala di fay ay facture wala dañuy dem ci banques yi di rang suba ngoon moo tax ñu bëgg a taxaw ci distributeurs yooyu noonu maanaam la ñu gagné wala perte ko ci concurrence gi dox diggante Orange Money ak Wave ndax li leen clients yi di accuser fan yi mooy dañoo bëgg xaalis léegi nañu taxaw ñoom ci seen situation. bu ñu jëlee Wave bi nga xamante ni dafa ñëw daal di bousculer marché bi politique am daf ko focaliser ci clients yi ku ne xam ne ni looy envoyé di fay 1% opérateur bi ko créé liñ ciy am taxu koo bari mais loolu stratégie la. maanaam bu Wave réussir ba ñëpp bàyyi Orange Money dërëm ak dërëm yi muy dajale ci millions sénégalais yi téléchargé application am xaalis bu bëree bëri lay doon ñoom waa Wave dinañ ci gis seen bopp yow consommateur bi dañ ci gis sa bopp donte jëmmu jamono bu ñu demee ba effacer Orange Money ba bokkatul bu leen neexee ñoom itam tàmbali def lu leen neex parce que loolu mooy réalité marché bi da ngay fexe ba imposer wu boo imposer wuwee nag tàmbali dicter say règles mais li ñu mën a jàpp jamono ji mooy ñëw Wave arrangé na clients yi. mais kiy doxal service bi muy prestataire bi loué magasin am di fay 200 000 par mois abonné internet ak yeneen charge moom la ci am. bi ñuy waajal vidéo bi dañ ne comme que mbiru xaalis la dañuy sukkandiku ci ay chiffres ku nekk def sa propre jàngat lii la Wave di proposer prestataires yi permettre sénégalais yi di déposer ak retirer xaalis. après dinañ ñëw ci Orange Money benn misaal bu simple la leen di jox ngeen comprendre système bi par exemple bu client bi defee opération moo xam mu déposer xaalis wala mu retirer te matul 10 000 francs borom multiservice bi du ci am dara 0 franc kon jàppal ni yow mi déposer sa compte Wave lu yées 10 000 francs ci benn distributeur moom du ci am ñaari dërëm maanaam ci journée bi mën ko dugg ci benn multiservice gis client yi di jaabante fekk kii dépôt 4 000 francs la def kii 2 000 kii 1 000 francs nga yaakaar ne waa ji wala ndaw si mi ngi liggéey xaalis bu bëree bëri mais dërëm bu gën a ndaw du ko ci am parce que dugg beeg génn bi yëpp yeggul ci yenn somme yi par exemple pour multiservice bi am 500 francs ak Wave faaw opération bi maanaam kiy yónnee wala jot xaalis montant bi tàmbalee ko 10 000 jàpp 100 000 francs yu manqué lii la Wave di proposer prestataires yi. ñu ñëw ci Orange Money moom gannaaw ba ñu ne dañoo wàññi seeni tarif yi lii la ñu proposer gérant multiservice yi boo defee retrait wu 500 francs téeméeri dërëm multiservice bi 3 francs la ci am ñetti 15 matul sax dërëm bu fekkee ni dépôt la du ci am dara bu dee ni nag romb na 50 000 jàpp 990 000 248 lu jege juróom fukk la ci borom multiservice bi di am bu dee ni da ngaa retiré xaalis bu fekkee ni dépôt la moom borom multiservice bi fanweer yu tegal ñaari dërëm la ci am. pour borom multiservice bi nag am lu ëpp 2000 francs ci bés bi faaw client bi envoyé wala retiré lu ëpp 100 000 jàpp 2 millions. te ku xam Sénégal comprendre ni réew lañ boo xam ni am bi demeewul noonu ba ñuy envoyé yenn somme yi bariwul maanaam mën nga yor multiservice te doo wàcc wàlle lu jege 5000 francs bénéfice par jour rawatina bu weer bi soree. te même multiservice bi bu doon def 5000 francs bénéfice par jour bu weer bi deewee 150 000 lay doon maanaam bu fekkee ni da ngaa loué loo liggéey ci location lay dem transport ñëwagul lekk ñëwagul njaboot ñëwagul. donc bu ñu jàngatee situation bi mooy le bonheur des uns fait le malheur des autres clients yi naam kontaan nañ parce que képp kuy consommateur lu yomb ngay wër opérateurs yi ñoom itam ñoo ngi duufal seeni poche moo xam Orange Money ak Wave. mais bu ñu waxantee dëgg borom multiservice yi ñoom ñooy perdant yi te moonte ñoom ñooy doxal service yi ndax imagine leen distributeurs yëpp xëy na ñoom liggéeyalatuñ ak Orange Money ak Wave actuellement mënuñu ko parce que contrat moo leen lié buñ ko defee ñu yóbbu leen ci yoon mais bu seeni contrat ak opérateurs yooyu noonu jeexee ñu bank seeni loxo lan la Orange ak Wave di def
dañuy obligé ñoom ubbi seen service bopp ci bépp gox ci Sénégal recruter ay jeunes di leen fay salaire wala commission yu baax a baax lu ko mooy ñoom ñëpp dañuy daanu te bu ñu daanoo ñun consommateurs yi dañuy delluwaat ci yóbbante wala di rang ci banque yi suba ngoon ngir envoyer wala recevoir xaalis yaakaar naa kenn ci ñun amul jot boobu noonu. Orange Money moom jéem na fi ubbi ay kiosque boppam mais amul succès bi mu waroon am parce que ñu bari ci jeunes yi gisuñ ci woon seen bopp maanaam ñoom opérateurs yi nay nañu créer seeni point ci bépp ruq-ruqaat ci biir réew mi recruter ay jeunes di leen fay lu baax a baax ñuy liggéey di teral seeni waajur parce que daf leen di dikkee ay milliards. léegi ñan ñoo leen di defal liggéey boobu noonu mooy multiservice yi mais dañoo lànk ne multiservice yooyu noonu duñ leen fay commission yu baax ay 250 fanweer téeméer la leen di jox lii moo nekk di xew actuellement ci secteur bi golo di bay la baabu dundee te malheureusement ñun consommateurs yi essayé wuñu comprendre système boobu noonu moo tax avant ñu def vidéo bii dañ ko gëstu ba am ci lu leer a leer xool yan conditions la gérant multiservice yi liggéeyee parce que ñoom ñooy doxal mbir yi daal di gëstu système bi ndax en tant que client yaa ngi envoyé di retirer xaalis mais doo xam li nekk ci biir problème bi mooy dafa am ay sociétés yu jógee bitim réew yuy am ay milliards yu bëree bëri ci secteur bi muy lu jaadoo jaadu parce que ñoom ñoo créé seen service ku créé service bénéfice ngay wër ci beneen wet mu am ay doomi réew mi yu leen di jaayal seen yooyee service mais lañ leen di fay ci ay commission jaru ko maanaam Orange Money ak Wave dañoo yombal mbir yi ba noppi ule ko ñoom ñu supporter bees yooyu noonu dind ko ci seen alal mais defuñu ko ci prestataires yi collaboré ak ñoom te nekk ci goxee goxaat yi ci biir réew mi ñooñu lañ koy yan wàññi seen i payoor problème bi yëpp lii la. léegi nag ñun li tax sujet bi intéressé ñu trop mooy Sénégal dafa toll ci contexte relancé wu waat gannaaw bu Covid bi nga xamante ni topp nañ ci tubaab yi ba nërmeelu ànd ak ñoom yàq ay liggéey créé fi crise secteur transfert d'argent bi nag amul lu mu réglé lu bëree bëri ci emploi jeunes yi depuis at yu weesu tey ñi ngi wax ñàkkum xëyu ndaw yi mais xalaat leen bu fi multiservice yi nekkul woon naka la situation bi di mel ndax am na ay prestataires yu employé ba 5 personnes ay milliers de jeunes diplômés ñi seen jàng soriwul ay chômeurs ba cay investisseurs doon ci gis seen bopp mu saafara lu bëree bëri ci xëyu ndaw yi kon waruñu leen seetaan tàmbale ko ci ñun sénégalais yi consommé ñun suñu combat newul ñu nag gérant multiservice yi suñu frère ak suñuy sœur lañ yu nekk jamono ji ci guddi gu bët setagul ndax dara gënul métti nga nekk ci benn domaine di ci daan sa doole di xalaat ni suba mun ngaa xëy dootoo amati ci loo jàpp yàlla bu mu fekk nag lu bëree bëri wékku woon sa ginnaaw te bu loolu amee bombu lay doon pour Sénégal ndax jeunes yi faa mu am lu leen di occupé di leen téye ba duñu tal caaxaan duñu tal cakaay wala di dugg ci ay futilité ñun sénégalais la ñuy waxal d'abord bu ngeen seetloo depuis début vidéo bi waxuñu sax waxi état ndax Sénégal du dëkk bu normal xool leen li fi nekk di xew fan yii yëpp entre opérateur prestataire ak client yi am na suñuy njiit luñ ci wax dara parce que moo xam Orange Money ak Wave ay société étrangère lañ te réew mi étranger yi ko moom naam Orange ak Wave mën nañ def seen concurrence loolu lu baax a baax la ndax clients yi ñu ciy bénéficié wu mais bu ñu lor ñeneen ñi nga xamante ni bu du woon ñoom boo bëggee déposer wala retirer xaalis di nga dox ay kilomètres wala rang ci banque yi ak poste yi suba ba ngoon wala nga yóbbante xaalis te loolu wóorul ñun jàngat bii la ñu am ci situation bi mooy ku nekk mën nga bénéficier wu ci mbir yi dàq sa wërsëg te doo lor kenn te loolu état moo ko war a garantir mais malheureusement état boobu noonu dafa démissionné dimbali wu ñu ndaw yi mais ndaw yooyu nekk ñu am jom di jéem a teg dara di entreprendre di investir di fay impôt comme ñëpp mais protéger wuñ leen dañ leen baaj ponkal yi ñu leen di piétiner di leen néewal doole ba bu ñu moywul tey ay millions wu ndaw dinañ dem chômage te loolu dafay répercuté wu ci ñun ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon jàngatu tay bi loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf